la foofu jeunesse comme ni ñu ko suñu mentor le président Macky Sall digale fu xale yi amee soxla di yëngatu yu mel nii ñun ñi nga xam ni ñun ñoo koy jàppale nekk si wetam nañ leen ci gunge bu baax a baax a baax ak jigéen ñi it seen i soxla pour seen autonomisation ñun ci loolu daf lañuy dox bu baax waaye nag bu mu ànd ak violence na ànd ak fair play ak yar ak teggin ku gagné rek ñu xam ni toujours jeunesse bi moo gagné Sénégal moo gagné kenn perte waaw loolu daal am boo demee nga félicité ci bu baax a baax a baax yàlla defal ñu dem ci taw bi ak jàmm dëkk ci ak jàmm man nag mënatuma fay jeunesse bi ndax gis ngeen ni ñu ma ngembee jigéen ñi barki démb def nañ ko waaye dafa mel ni léegi jeunesse bi mu ngi leen koy mu ngi leen di bëgg kon ngeen dawaat tuuti sinon jeunesse baa ngi seen kaw bu baax a baax kon nag ñu dem ceeg jàmm dikk ceeg jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulah ma fas yéene ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yegg jàmbaar dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar moo di buuru àll bee fu la fekk dalay daan loolu la ñëpp wax fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee. Don't let the way come hard, girl. You want your body come back a yard. Let the way come hard, girl. You want your body come back a yard. maa ngi seeti jëkkër la ñëw di Sénégal. mbokki Géoul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki commune bu Ngourane ñoo ngi fii tey ci commune bu Ngourane ci fi nga xam ne mooy Ñiñaax tey nag li fi xew tey ji moom mooy final bi nga xam ne moo nekk ci diggante Pal Xelli ak ki nga xam ne moom mooy Ñiñaax tey nag ñu pare nekk ki nga xam ne mooy Cheikh Ngourane tey ñu teew fii ci li nga xam ne mooy Ñiñaax fas yéene wan leen li nga xam ne moo xew fii ci li nga xam ne moom mooy Ñiñaax tey ji kon ngeen topp Gueoulart TV lépp loo xam ne xew na fii rek du leen rëcc ci coupe bi nga xam ne moom lañ pare ne Cheikh Ngourane tey ñëw fii ci Ñiñaax Aja mi ngi noonu tarkalla. tey ñu gis nga teew fii ci Ñiñaax ci final bi nga xam ne moom la ñu pare ne Cheikh Ngourane yéen kàddu nga ñuy jox final bi tey ji am nañ ci mbégte lool ndax Ñiñaax ak Pal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay noo ngi ciy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi ñaan Cheikh Ngourane li muy yóotu yàlla defal ko ci jàmm ak salaam yàlla jotale ko ci boo ko ci suñu borom jotalee yàlla na fekk moo gën ci moom ndax nit lépp luy bëgg rek yàlla na fekk moo gën ci moom yàlla na yàlla defal jàmm ak xéewal defal ko mboolem julit ndax yëf yi fola ak ree te wax dëgg yàlla xamee bi jar na lu ne macha allah yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ñu ko ñun waa Pal Xelli nag am nañ mbégte lool ñoo ngi sant waa Ñiñaax seen taxawaay rafet na lool macha allah ne pare ne ko mooy Cheikh Ngourane ñu gis sa teewaay fii tey lan nga yan kàddu nga ñu sànni tey ji waaw salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum tout le monde ñu ngi nuyu ñëpp ñu ku nekk santam
man Jeex laa dëkk nag tudd Madior Fall nekk ancien président de l'ASC Jeex donc ASC bi maa ko yoroon léegi Samba moo ko yor Samba Fall doom la ci man donc bon final bi dama fa ñëw pour lu bari tax benn bi mooy en tant que patriote beneen bi mooy en tant que sportif beneen bi en tant que citoyen de la commune donc pour ñu pour dimension yi bari donc benn d'abord di encourager di jaajëfal Samba parce que c'est pas facile d'organiser ci conditions yi métti ñu koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal jàmm di tamit di ñaanal ki nga xam ne si mooy le parrain succès parce que moom tamit macha allah jàpp nañ ci bu baax ndax ñu wala nga ñëw tamit yombul kon ñu ngi koy jaajëfal le parrain également donc di ñaanal ñëpp jàmm yéen tamit macha allah seen taxawaay rafet na donc du ñaanal tamit waa dëkk bépp parce que dëkk bi macha allah ñëpp ñëw nañ kenn desul seen taxawaay rafet na trop kenn desul waa Paal waa Ñiyaax ak ñu bokk nekk baay sport la que le meilleur gagne donc coupe bi moom coupe ñëpp la. jërëjëf Alpha ñoo ngi sant ñëpp di ziar ñëpp ci masaw ñëpp te xam ne vraiment lii moom lu neex la. ku gis bis bi ni mel xam ne borom bis bi moo toll noonu kiñ tudde bis bi dadul gone Cheikh Déthié Law du gone Cheikh Déthié Law toll nañ fi foo xam ne si lépp lu waay di sumb ci commune bi boole ko ci li ko waral mooy ab yaram am njàngam ak bëgg nitam ak xamam ak yéeneem ci askan wi yéene Cheikh Déthié Law ci askan wi dañuy ñaan yàlla suñ borom may ñu bam mottali ko bu boobaa la ñuy xam kan mooy Cheikh Déthié Law ndax xam nga dafa neexul yow ñi nga xam ne si vraiment ngay président de la république wóolu la ba dénk la lim la dénk saw askan nga am loo xam ne si loola dong nga soxla muy li nga xam ne si mooy ndombal tànk pour man leen a jàppale te loolu mu xaw laa jafe loolu dong moo di tiisam te moom dafa fas yéene jàppale commune bi yóbbu ko fi nga xam ne si les communes émergentes du Sénégal tollu te man aw ma ci yaqin aw ma ci lu may tiit ne incha allahu rabbi bis bu ñu jotee commune bi dans 2 ans grand maximum da fu ñuy limati commune bu développé ci Sénégal danañ ci boole commune Ngourane bi kon dañuy ñaax nit ñi di leen xamal ni kii ñu teg bët kii ñu jiital mooy ki jara jiital kii ñu jàppale mooy ki jara jàppale ndax Cheikh Déthié Law lay yéene macha allah nañ ñaan suñu borom rek mu àggale ko ci jàmm ak salaam yéen it waa vraiment Alpha ñoo ngi leen sant di leen gërëm ndax vous êtes très disponible gis ngeen ne li muy liggéey ci askan wi ci jeunesse bi moo tax tey ngeen wooñu ne ñu ñun kët gis nañ li muy liggéey dañ cee bëgg a participer indi ñuy suñu wàll ndax ñun ay jeunes lañ kon bis buñ gisee ñuy jàppale jeunesse bi danañ am pour ñëw aussi épauler ko lii ngeen def mooy li ngeen war a def et toute la jeunesse consciente nii la ñu war a def képp koo xam ne si da ngay jeune consciente xam ne si li la soxal mooy le développement de la commune da ngaa war a ñëw ranger wu derrière Cheikh Déthié Law l'homme de l'avenir l'homme de la situation c'est lui que la jeunesse. tey ñu teew fii ngeen teew fii ci Ngourane tey ci bis bi nga xam ne la jeunesse yi jagleel muy bis boo xam ne bis am solo la jeune bi tànn ki nga xam ne mooy Cheikh Ngourane jagleel ko li nga xam ne bis bi loo xam ne rafet la ñuy wax gox bu ñuy taamu xale yi taamu ki nga xam ne mooy Cheikh Ngourane jox ko bis bi tey nga teew fi ànd ak moom yan kàddu ngay sànni ci li nga xam ne moom la ko xale yi def. waaw jërëjëf Alpha xanaa di sant di gërëm rek la jeunesse di sant commune Ngourane bi yëpp rawatina nag waa Njiñaax Fall di sant Samba Fall mi nga xam ne mooy suñu frère moo organisé ñu gis mobilisation bi macha allah organisation bi am na solo sant nañ bu baax gërëm ci wóolute bi ñu am ci suñu leader Cheikh Déthié Law ba 2 ans yi jàll yëpp bépp tournoi bi ñu fi am rek Cheikh Déthié Law la ko xale yi parrainé loolu moom dañ leen ci sant bu baax di leen ci gërëm ci confiance bi ñu am ci moom ba à chaque fois bu ñu tëggee benn tournoi rek seen xel du dem ci kenn ku dul ci Cheikh Déthié Law. waaw jërëjëf trophée yi nga xam ne moom la Cheikh Ngourane tegal li nga xam ne moom mooy jeunes yi mooy équipe yi nga xam ne jonganteel ñu janook ki mu taxaw fii fas yéene ñu laaj ko kàddoom ci li nga xam ne moom final bi nga xam ne moom lañ jagleel Cheikh Ngourane tey yan kàddu ngañ ci sànni ci trophée gi ñoom. waaw monsieur Sow d'abord di leen féliciter di leen remercier yéen waa Gueoulart TV ndax yéen lépp lu mouvement initiative républicaine woote rek kenn du leen fa jiitu kenn du leen fa mujj kon boog ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di rafetlu seen taxawaay di wax ni tey ku gis trophée bi xam ni
la jeunesse de Ngourane li ñu wax ni Cheikh Ngourane mooy seen candidat Cheikh Ngourane mooy seen leader tey prouvé waat na ko ndax moom wax dëgg yàlla teral na jeunesse bi mais waa jeunesse commune Ngourane aussi dalal na ko jukkal ndax jeunesse commune Ngourane lépp lu xew rek seen xel ci Cheikh Ngourane rek lay dem ba pare mu nangu ko nag parce que ku xool table bii li fi nekk xam nga ni lii du ay moyens yu jar 30 000 wala 40 000 paire maye bu ci ne 100 000 lay jar am ay ballon ak coupe même demi finaliste sax dañuy am ay ballon kon loolu Cheikh Dey Thialaw duñ def lu dul di ko ñaanal yàlla ba li nga xam si mooy mébétam jàppale bi mu bëgg a jàppale commune Ngourane ba tax muy sonn guddee bëccëg yàlla ko suñu borom may ndam loolo ndax wax naa ko dem naa ko moom bu doon mbiri boppam rek mën naa dem tëddi nelaw waaye bëgg a defar commune Ngourane bëgg commune Ngourane gën ci commune Ngourane yi ci commune yi Sénégal monde bi Sénégal moo tax mu sonn moo tax muy nelawatul guddi nelawatul bëccëg may lancer un appel nag solennel à la jeunesse ma ne jeunesse commune Ngourane Cheikh Dey Thialaw desalu leen dara ñoom it nan xam loola mooy incha allah le soir du 23 janvier ñu ni vive Cheikh Dey Ngourane te loolu aussi dama ci yaakaar jeunesse bi te am naa ci yaakaar te jeune ndax jeune yëpp mobilisé nañ ànd ak dede Cheikh Dey Thialaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa ngi ñaax Fall seen doom seen xarit seen dëkkandoo Makhtar Diop moo leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñaan yàlla suñu borom defal nu jàmm ak salaam ci bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu mbokk yi ñu fi fekk ku ci mel ne sëñ Cheikh Ngourane di suñu mbokk di suñu sëriñ di suñu naataango ci li ñuy def muy politique di ko ñaanal yàlla suñu borom may ko ndam ci lim dugg may na ko ñun tamit parce que xam ngeen ne ñun tamit bokk nañ ci combat bi ñoo ngi ci biir terrain bi ànd ak suñu commune Colom Fall donte la am nañ feneen fu ñu jaar nag waaye ñoo ngi ci ñaanal leen ñu am ci ndam ci barke Sëñ Baara gannaaw ba loolu wee ñoo ngi nuyu Samba Fall mi nga xam ne moo ñu boole ci invitation yi bi ñu nuyoo suñu baay yi nekk fii di waa Ngiñaax Fall ñëpp di rafetlu jotaay bi ni muy demee depuis ñu commencé ko parce que ñoo ngi woon bitim réew mais am nañ groupe boo xam ne dañ ci doon jaarale message yi muy jàll depuis tournoi yi commencé boobu ba léegi defe naa man dara ump ma ci parce que équipe bu ci gagné rek xam nañu ko parce que ñun groupe WhatsApp bi ci lañ ko doon jàllale d'ailleurs sànq sax bi may doog a agsi damaa xaw a guddee parce que damaa dem bay jóg ànd ak ñi ma waroon a àndal gan ñëw fa mooy yebbi ba mu dem ma doog a ñëw loolu moo tax ma xaw a guddee maa ngi koy jégalu bu baax nag bon kon ñi ngi leen di santaat bu baax a baax di wax xale yi ñun ndaw ñi ñooy moomee lii ëllëg mag ñi dañuy dem banu fi xeex yi ak xuloo yi nañ ko bàyyi li tax ma koy wax nag damaa nekk jeune comme yéen am ambition defar fi ñu dëkk te defe naa am ngeen lu ngeen ci xam kon nañu joxante loxo ànd nekk benn fii wurta am ay noonoo lii sport rek la que le meilleur gagne ki ko mérito jël na ko kon ñi ci des nañu muñ xaar leneen ëllëg Ngiñaax yàgg ngeen a yóbbu ay trophée kon buñ leen gañee tey du dara ku leen xam leen ci ay trophée ñun ñoo dëkk man diggante Ndiobène ak Ngiñaax même pas 1 kilomètre kon yaakaar naa xamante nañ ñi fi nekk ñëpp kanam yi fi nekk yëpp miin naa leen xam leen maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. salaamaaleykum wa rahmatullah tey de taxawaay bi ñu am fii ak jataay bi ñu am fii xel mën na cee dal ndax ginnaaw bi ñu nuyoo waa dëkk bi yëpp di leen sant di sant ki gën a taxaw suñu taxawaay ci dëkk bii di Madické Fall ak Samba Fall kii nekk coordinateur bu diaspora bu mouvement Njàmm ca kanam Samba Fall nekk secrétaire administratif bu mouvement Njàmm ca kanam. bu ñu ñëwee nag fekk fi ku mel ne Thierno Dieng fekk fi Cheikh Ngourane ak Matar yaakaar naa ne bu ma ñëwoon fii ci àll bi fekk mu leen fi sax bu ma ñëwee dëkk yi dañ ma wax seen tur. bi ñuy ñëw nag ci gox bi li ñu taxoon a jóg di ñu sonn ñu ñëw fi lañ dëkk cosaanoo fi waaye suñu dëkk yi dafa nekk ci Dakar at ñu fi ñëw njaal di fi ñëw dëj bu ñu ñëwee bu ñu wàccee ci dëkk yi bu egg yi ci dëkk yi ci àll bi mu doon am jafe-jafe ma ñëw wër fi fanweeri dëkk ak ñaar ne leen dama bëgg suñu leader politique yi nekk ci gox bi li tax mënoo leen a am ndimbal da ngeen leen a dooleelul bu fekkente ne gox bi boole ngeen dëkk yëpp doole leader politique yi ba jox leen pouvoir politique bu am doole état bi dina leen ragal ba bépp projet boo xam ne yóbbu nañ ko fa dina doon projet boo xam ne jariñ na askan wi man Ablaye Ndiaye politique uma laajuma candidatu maire laajuma conseiller municipal
Cheikh Ngourane mi bi ma koy xam ci télé rek laa ko doon gis bu ma ñëwee sama kër baay Dawul Ndiaye ci Japan Ndiaye laaj ko ñoom Serigne Ndiaye ñu wax ma li muy def ci fii ci dëkk bi Matar yaag Daam Kuna sa xarit la yéen a nekk Italie lépp li ngay def ci gox bi wax na ma ko Thierno Dieng Serigne Ngeen laa koy laaj bu ne nan lay liggéey ci commune Mbédiène mu wax ma li muy liggéey ci commune Mbédiène moo taxe tey biñ ne dañu parrainé Cheikh Ngourane final bi ma ne dinaa jóge sama kër Dakar ñëw fii ànd ak waa Japan Ndiaye ñëw fekk leen fii ci terrain bi ànd ak yéen ci liggéey bi Cheikh li ñu leen di dénk yaag Thierno Dieng ak Daam xam nga lu ñu soxla mooy département bi ngeen dajaloo booloo nekk benn ñu dajale ndaw yi li ma leen di conseiller il faut ngeen dooleel ñii soo leen ñëw terrain bi ngeen di fubalee tey gis ngeen ni mel tey 21e siècle ñu ñëw fi tey 2021 di ñaax di football ci terrain bu amul clôturé ak une grande commune comme Ngourane ak ressources naturelles yi mu am yëpp ak bu fekkoonte ne dem na wuti ay coopération internationale kon xam ngeen ne jaaduwul ñu dem Thierno maa ngi lay dënk yow Matar ak dañu soxla corridor tali bi warul yom Ngourane nga dem ba Ndoyen Barga amul fenn foo mën a jaar soo jógee Mbédiène ba sànnoo si amoo fenn foo mën a jaar loolu ñu ngi leen di ñaan ngeen taxawal projet bi dem yóbbulul ñu ko président de la République nga koy sàll ndax suñu mbokk yi nekk ci digg àll bi sonn nañ te war nañ cee jóg loolu dong moo tax Mouvement Jàmm ci kanam jóg politiqueul deful dara lu ma xam ñu ngi koy def ci social mu ñëw jàppale leen ci bi ñuy ñëw nag xam ne Thierno Cheikh lañu parrainé final bi te kuy ñëw di ko fekk si da nga jël sa ndimbal nga indaaleel ko defal nañ ñeenti enveloppe yi bu nekk ñu def ci 25000 pour dimbalee ko ñeenti ASC yi nga xam ne dañ demi final li si woon loolu lañu dem ni ko indil Cheikh xëy na du sa ñàkk Samba Fall dina wax ni ñuy joxe enveloppe yi waaye maa ngi ñaan jeunesse bi Cheikh même boo leen def tournée départementale danaa ñëw ànd ak yéen parce que bëgg naa dëkk yi ñu dajaloo boole benn jox leen pouvoir politique boo xam ne mooy tax ñu respecté leen jërë ngeen jëf ay mina seytaane rajim mbokk waa Njiñaax ak dëkk yi wër Njiñaax yëpp ñu ngi nuyu chef de village yi di nuyu imam yi di nuyu kilifa diine yi di jiital ci nuyoom bi nag suñu xarit Serigne Cheikh Ngourane di ko ñaanal yàlla mu bàyyi ko fi ndax ñoom seen teewaay ci dëkk bi suñu assurance la di nuyu responsable yi mu àndal di nuyu représentant Njàmbur ca kanam di nuyu sëñ bi Diop sëñ Makhtar Diop mi doon wax sànq suñu kàddu nag du gudd ndax tey suñu xol dafa sedd na bi ñu ñëwee fekk fi suñu frère Cheikh Ngourane le secrétaire général donc de la caisse de dépôt et de consignation muy liggéey bu am solo ñu koy nuyu di ko ñaanal ndomba yi yokku beneen bi tamit ñu ñëw en tant que maire de la commune de Mbédiène ñu xam ne Paal Xelli ci Mbédiène la bokk te jeunesse su Paal Xelli jeunesse su Mbédiène d'une manière générale ñun ak ñoom benn lañ ndax man bi ma ci génnee yàggul parce que j'ai été président de la fédération des ASC pendant 10 ans président du conseil communal de la jeunesse pendant 7 ans président vice-président de l'ODCAV de Louga donc lu ñuy def ci mouvement associatif def naa ko ba pare ñoom jeunes yi ñoo ma poussé en 2014 teg ma ci bopp maire yi Mbédiène kon man jeunesse bi lépp lu ñu soxla ak fu ñu ma soxlaa dinaa fa dem fekk leen fa ngeen seqoon ak tey nag waa Paal Xelli muy dëkk boo xam ne nii du politique moo ñu boole parce que dañu bokk ay maam ndax ku xam Baye Omar Fall xam Baye Moustapha Dieng ñoom ñoo bokk ay maam loolu moo ñu boole ak ay ñoom Serigne Ngeen ak Modou Anne beneen bi tamit yeneen kóllëre ya fa am muy waa Paal ñu mel ne Baye Ablaye Kane ñooñu dañoo nekkoon sama wëllërey baay moo tax Paal politique boolewuñu lu nekk yéene naa leen ko te xale yi Paal aussi muy ñu yaru xale yi Paal di ay jàmbaar parce que tey ñu ngi seen 2e trophée bi ñu organisé woon ndaween ñoo ko jël bii tamit ñoo ko jël kon la jeunesse de Paal Xelli ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal xam ne li ñu xam ci yéen mooy discipline rigueur ak travail ak jàng bu baax a baax parce que am na étudiants yi nekk ci biir kon maa ngi terminé ci suma xarit bi lu mu wax ñun politique bu ñu koy def politique de développement lañ bëgg parce que ba ñu ñëwee ci commune bu Mbédiène ba léegi li ñu amoon ci ay jafe-jafe biñ koy jël dafa metti woon ba ëpp mooy ñu seetlu woon ne en 2014 am na ñuy yor goj di root te loolu dama jàpp ne waratul am yàlla dimbali nañu nag fii ñuy taxaw amul benn dëkk boo xam ne nii tey ji Mbédiène da nga root yëpp am nañ robinet yàlla dimbali nañu ci jeunesse bi miiral nañ leen terrain dimbali nañu ci jigéen ñi defal nañ leen ay formation jàppale leen kon loolu moo tax mais les grands chantiers qui nous attendent ñun ñëpp Cheikh sama frère li mu wax dëgg la
nañu fexe bàyyi infrastructure am dans le département de Louga et de Kébémer dafay manqué parce que la route Louga Sagata ak corridor bi muy wax nii c'est une nécessité c'est une demande sociale loolu nit ñi soxla parce que gouvernement li ñu koy doyee mooy lu ñu mënul mu defal ñu ko mais lu ñu man ñi ngi ci nit ñaa ngi tabax ay kër yu rafet di jënd ay oto di takk soxna yu rafet waaye ab tali ak courant ak poste de santé gouvernement moo ko moom man nag sama xeex foofu la jëm damay dem ba dañ naan ma yow amoo parti parce que devant l'intérêt de Mbédiène je ne regarde beneen intérêt bu may xool du am c'est Mbédiène qui m'a fait maire Mbédiène ñoo ma tax ñu may woowee monsieur le maire kon intérêt Mbédiène intérêt département bu Louga intérêt bu région bu Louga ci laay xeex guddeeg bëccëg maa ngi leen di sant leen gërëm vive la jeunesse de Pal Xeli vive la jeunesse de Nguignaax parce que ay doomi ndey ngeen football fair play ki gagné yóbbu ndam li ki ci des ñu encouragé ko ba déwén ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jëkkee nuyoo gi si ki nga xam ne moom la fi yàlla teg muy imam dëkk bi di si teg ki nga xam ne moom la fi yàlla teg muy chef de quartier bi du nuyu toute la population de Nguignaax Fall et toute la commune de Ngourane di nuyu suñu sëriñ ni ma koy waxee chaque jour suñu sëriñ man nañ ko wax ndax tamit dafa am loo xam ne ni suñu borom moo ko teg ci kawam ñu nangul ko muy Cheikh Dethialaw Seck mii la ma waxoon ci mborom la day raxaat fii ndax ñun ay jeunes nañ ñu dénk ñu loo xam ne nii mooy zone de la commune de Ngourane am na ñu bari ñu ko soxla woon kon boo demee ba engagé wu porté ñu teg la fi kon yow amatoo droit lenn loo xam ne luy sport la ngay xaar mu ci am lenn lu ci xajam sax waxuma di yàqu ndax tamit loolu waxoon naa ko ci Ngourane astafurlaa ci mbaroom dama koy waxaat fii lépp lu ñu def fii rek dafa mel ne mën nañ ko defal parce que mën ñu wax football te tudd ñu ci président zone Ngourane kon nag lépp lu ñu fi def nii rek dafa mel ne mën nga ko defal kon nag loolu ñu ngi la ci sant di la ci gërëm di la ñaanal yàlla lépp loo xam ne lii loo yéene ci commune bi la suñu borom jàppaleen ba nga ko mën a mottali di ziar ki nga xam ne mooy initiative bi muy Samba Fall ñu ngi lay remercier bu baax waxtaan nañ lu bëree bëri yaakaar naa ne bi mu ñëwee suñu kër di remercier ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk ñëpp muy délégation bi ànd ak Cheikh Ngourane yaakaar naa xamante nañ bu baax a baax ñu nekk tamit ñoo xamante ni wax dëgg yàlla dara ñorul leen lu du commune Ngourane ndax li may wax rek tey jii ñoom ñii dañoo war a roy ci ñoom war a góorgóorlu parce que ñoom li ñu liggéey lépp pour ñun la après ñun ñooy ñëw te yaakaar naa nit ki nag bu bëggee fekk da nga bëgg a jaar yoon bu baax ki jiituwul bu baaxul yaakaar naa yow mi ñëw di nga sonn kon nag ñoom war na leen a jàppale war leen gën a remercier war leen a gën a dooleel ndax tey jii dama jàpp ne benn doom bu nekk fii rek bëgg na commune bu dox pour man ñi taxaw fii ñëpp kon nag nañ gën a boole suñu bopp surtout ñun jeunesse yi ñu xam ne ñun ñoo yore réew mi mag ñi dem nañ ba pare ñun ñoo fi nekk ñun ñoo war a boole suñu bopp mu nekk benn ñun ñoo war a defar commune bi kon nag maa ngi tàllal loxo ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi taxaw ñu booloo suñu bopp nekk benn di leen waxaat na en tant que président jeune man képp koo xam ne boo doon def petit camp sax boo ma woon bu ma doon dox sax dinaa dox ñëw parce que loolu maa ko engagé wu kon nag loolu maa ngi leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla jàmm. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ko teg ci turu chef de village bi mu joxal ñu ko mboolem ku nekk ci Nguignaax Fall ak li ko wër di nuyu sunu kilifa sunu xarit sunu lépp muy Cheikh Dethialaw Seck ñu koy wax Cheikh Ngourane di nuyu Thierno Dieng sunu grand maire de Mbédiène di nuyu Matar Diop di nuyu mboolem ko fi teew di wax ne waaw bi ñuy ñëw dañ fee ñëwee ñaari casquette ndax xam nga fii ci Nguignaax ñun dañ fee dëkk waaye ñu def lu mel nii tuddewaat ko sunu kilifa sunu lépp muy Cheikh Dethialaw Seck kon jàpp naa ne war nañ fee teew bi ci des it Cheikh Dethialaw Seck waxoon ko Modou Gueye Fall candidat bi nga xamante si nii moo nekk ci Sagata moom mu yabal ñu fi mu nekk ñaari casquette kon lañ fi ñëwee waaye li ñuy wax pour mu gàtt rek pour temps mu bañ a jeex yéen xale yi Ngourane ak li ko wër ñun li ñuy wax fépp moom nañ leen di wax Sénégal dafa avancé te avancé jot na gënu ma leen ko xam sax parce que gis ngeen li ngeen di dund fii fu ngeen mën di jógee di ñëw fii rek ku ne da ngaa dund jafe-jafe rek waaye xoole leen seen bët yi te ngeen bañ ku leen nax ngeen jàppale Cheikh Dethialaw Seck bi man noonu laa leen koy waxee mu leer bu ngeen bëggee jóge jafe-jafe yi moo leen si mën a jële
ndax ku fi man di jàppale tam yem ak yéen di ànd ak yéen di xëy di tëdd di yendoo ak yéen mënu leen a defal fi dara yéen sa yéen a ko tane koy seet parce que fii boo fi xoolee daan fa gis ñu jàng am na ñu nekk cité am na ñu génn am na ñu ñëwaat am na immigré mais bu ngeen bëggee jël seen dëkk biir di ko teg ci yenn yi dañuy sonn rek man dafa dëgg yàlla bi ma fi ñëw sonn naa puus naa def naa lu ne wàqi naa ak ñi ma àndaloon ñëpp ak ñeneen ak ñeneen fii war naa fekk heure bi wax dëgg yàlla fekkee doon yoru ngeen maire bi ngeen war a yor kon tey danañ clôturer stade bi lu mu dee jàpp naa ne match bi xaw tuuti mu yàqu ci problème ay xale yu doon dugg ci stade beeg yu mel noonu ba indi histoire loolu lépp na su ko nit kii xool moom moo ko mën a dindi boppam kenn du ko mën a dindi ñun man ni ma koy faral di wax ñun waa Sagata ñoo mën a dindi suñu problème waaye yéen waa Ngourane yi yéen a mën a dindi seen problème ngeen xippi xool ñi man ak ñi ngeen am yaakaar ngeen jox leen dëkk bi nit lu mu sonn gis nga li ñu wax affaire politique yenn saa yi sax nga dem ci jata ñu noonu waruñoo wax ay politique mais loolu man pour man wax bu yàqu la addu ku fi nekk di dund te déewagoo da ngaa war a wax ay politique da ngaa war a xool wax xoolu politique tey xool fi ngay jëm loolu donc mooy politique maa ngi siyaare ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu ku nekk si turam di tàmbalee si nuyoo bi le chef du village muy Mamadou Fall moom mi nga xam si moom la fi yàlla teg di si teg le parrain Cheikh Dethialaw Seck président du mouvement initiative républicaine président comment dire secrétaire général de la caisse de dépôt et de consignation di remercier ñi xam si te ñi ñëw nañ fi ñoom ñëpp à commencer par le commandant de l'arrondissement de Sagata wax dëgg yàlla keroog bañ fa demee affaire yi méttiwul si ñun ndax bañ fa demee daal lépp wax dëgg yàlla macha allah ndax keroog leen bañ fa demee daal yombal nañ fi lépp muy le commandant kon ñu ngi lay remercier di la jaajëfal ndax gis nañ sa taxawaay di nuyu dëkk yi xam si ñoom ñëpp ñoo ko seqoon tournoi bu nekkoon au nombre de 8 équipes ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp seen taxawaay gis nañ ko di remercier aussi sunu papa te maanaam duñ jóg si di ko remercier muy Malick Fall depuis Sagata luñ ko mos a sollicité muy guddi baa muy bëccëg fekk si nañ si kon boog ñu ngi koy si remercier Ngiñaax Fall amul sa fay bien vrai nag yaa ngi Sagata mais nag mosoo tëdd guddi te laajoo nemmeekoo lu xew Ngiñaax ñun xam nañ loolu bu baax Baye Malick Fall ñun waa Ngiñaax ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi lay sant ñun di la gërëm di jaajëfal nag waa Ngiñaax Fall ñu ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di jaajëfal yéen jeunesse bi ñëpp bàyyiwuñ kenn ndax gis nañ 2 jours a ngi nii amul kuy tëdd bu guddee mën naa ne 1h du matin fii la ñu fekk si terrain bi 1h du matin ñuy defar te bu la neexoon ne da ngay loué bala nga wax ñu la ko defaral mais fekkuñu defuñ ko les jours ñu waroon a fubal tey 14h si terrain bi leen fekk ñu defar terrain bi man waa Ngiñaax am ma seen fay man su ma ko jëmee mënuma ko amuma seen fay gis naa li ngeen may defal mais man xam naa amuma seen fay muy xale yu Ngiñaax yi ndax su ma leen soxla woon nii dañuy dox dem géewul wallahi azim dañuy ànd ak man dem géewul kon ñooñu am ma seen fay maa ngi leen si remercier di remercier waa Ngiñaax gépp nag gis naa seen taxawaay ndax ay fan ñi ni wax dëgg yàlla final bi rek la ñuy débattre fii si Ngiñaax di féliciter nag laay sepal xel yi ñoom ñi yàlla def ñoo ko gagné ren daaw ñoo demoon ndaween gagné woon ko cette année si ñoom ñu gagné kon ñu ngi leen di remercier di leen ñaanal ndam li jig leen di encourager waa Ngiñaax xam ne sport moo demee noonu di remercier nag ki xam si ne nag moom dafa nekk sama xol muy Cheikh Dethialaw Seck le futur maire de la commune de Ngourane kooku ñu ngi koy jaajëfal ndax gis nañ ne lépp mu yemb na ndax gis nañ fi kuy organiser ay final mu naan le jour ji dinaa ñëw rek la andi lay trophée mais depuis ñu wax ko ba tey lu mu wàllu organisation moo ko fi def buubi sax Cheikh Dethialaw Seck moo ko jënd te nit bu la defee dara da nga koy wax kon Cheikh Dethialaw Seck foofu maa ngi lay si sant di la si gërëm di ko xamal si kanamu mbooloo mi wax dëgg yàlla luñ fi def moom la déplacement rajo yeeg lu fi am rek nañ xam ne Cheikh Dethialaw la kon ñoom ñu ngi koy sant di ko gërëm te xam ne ñun la jeunesse de Ngiñaax ñi si ginnaaw Cheikh Dethialaw Seck te incha allah comme ni ma la koy wax toujours bu fekkee Ngiñaax mooy ga joxe commune incha allah xamal na am commune mi ngi si say loxo dama la koy wax à chaque fois bu ñu toogee ma wax la ko bu ñu xamee ne commune bi Ngiñaax koy joxe jàppal na mi ngi say loxo ndax incha allah Ngiñaax moom xam ne ñun benn bopp la kenn ñu xaar ñaar benn bopp la dañuy xaar le jour muy le 23 juin le 23 janvier 2022 ñu def la différence incha allah dina am ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar wax dëgg yàlla kontaan nañ daal. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a tedd di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Cheikh Dethialaw Seck mi nga xam ne moom gannaaw yàlla ak yonent bi lii lépp moo tax gannaaw yàlla ak yonent bi lii lépp moo tax kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm
di ko ñaanal suñu borom taxawu ko te sàmm ko te li mu bëgg ci commune bi yàlla suñu borom bi defal ko ko yàlla mën na ko te ñoo ngi koy dagaan te yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke maamam Cheikh Maodo Cheikh te jàpp nañ ne nag dana am ñu ngi nuyu sëñ Thierno Dieng xam naa ne miinu ma waaye Mbacke Gueye moo ñu boole maa ngi yow di nuyu sëñ Njàmbur ca kanam Abdoulaye ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu sëñ Diop Ndiobène da sëñ Matar ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ngeen baal ma chef de village suñu ñaax Fall bi muy Modou Fall moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm di nuyu imam Talla Fall mo imaamu dëkk bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm di ñaan nag mbooloo mi yëpp ñu ànd ak dal te ànd ak jàmm te xam ne commune bi li ko mën a yëkkati mooy ñu teg ko ci loxol Cheikh Ngourane ndax ñaar da cee am nit ku su fekkee da ngeen a yëkkati commune jox ko 8 ans mu yore commune bi te mënta 12 ans mu yore commune bi 12 ans mu yore commune bi te aw dàll wu bees sax mën leen koo gis ci commune bi benn dàll wu bees mën leen koo gis ci commune bi ñu andi ko fi kon loolu amul benn rendement tegiwul fenn nit ñi nag da ngeen a war a yeewu yéen ngeen xoolaat seen bopp parce que tamit bëgg sa bopp nag ak jaamu yàlla la te bëgg sa commune bëgg sa dëkk bëgg sa kër ak jaamu yàlla la kon jël leen commune bi ngeen lijjanti ko teg ko ci loxo Cheikh Ngourane mii mu jàppale leen liggéey leen commune bi parce que keneen mënu ko fa yëkkati kii ngeen ko jox nii mënu ko yëkkati nit nag day wax rek te yàlla tax parce que 8 ans wala 12 ans mu yore commune bi tabaxu fi ab birig yëkkati wu ko fi loolu amul benn rendement amul njariñ kon jël leen mënul ku mënul nag da ngeen koy dindi teg ko ki man nag mooy Cheikh Ngourane mii Cheikh de Calaw Seck mii li ma leen di wax nag du affaire politique dama leen di wax dëgg parce que dëgg rek moo am solo gis nga nit ki bu leen naxante amul xam ngeen lan moo am waxante dëgg gi nag mooy Cheikh Ngourane bii ngeen war a jox commune bi mu liggéeyal leen ko parce que xam ngeen ne mën na ko te mën na koo def ku naa fekkul xam ne Cheikh Ngourane moo tànn ki fi nekk moom mënul dara nit ki bu jàngul mënta bindu turam mënta signé kooku mënul defar dara na leen waxante dëgg kon kii ngeen xam ne dafa jàng yor ay diplôme fu ne mu mën faa dem li jëntal ay partenaire fu ngeen bëgg partenaire fu ne mën na faa jëlee partenaire andi leen ko fii ci commune bi te commune nag ay partenaire la koy defar waaye maire mënu ko def maire boo xam ne boo demee Dakar du ngay réer kooku mën ko andi partenaire na leen waxante dëgg ngeen baal ma ma sant yi tamit nag Modou Fall mi nga xam ne nii dafa déplacé yónnee fi ab délégation te mooy sama leader nag Sagata Modou Fall mooy sama leader Sagata moom laay jàppale kon boo fi yónnee danaa tudd délégation muy Touba Diop ak Ndawa Fall ak Bouba Fall ñoom la fi yabal kon danaa leen tudd rafetlu seen dëkk bi ci fii ci Ñax Fall man ki waral bés bi Cheikh de Calaw le secrétaire général de la caisse de dépôt et de consignation commandant Cheikh de Calaw commandant maa ngi lay nuyu baax di la sant wala day fattu Cheikh de Calaw l'ingénieur en génie civil Cheikh de Calaw le président du mouvement initiative républicaine Cheikh de Calaw ki nga xam ne mooy yaakaari commune bi nag ndax dama ni Malick Fall li mu wax maire bu xam ne bu ñuy ngénte mu toogandoo géwal ya bu ñu saqaati mu saqaati wax dëgg yàlla bu ñu demee ngumbaatam ngumba rek lañ ko fekk ci luuma ba bépp maire bu xam ne bii foo gëstoo gis ko du la mën a fajal soxla barke yonent bi kon nag Cheikh de Calaw Seck waay ñam leen Cheikh de Calaw waay Cheikh de Calaw vous avez la parole. Asalaamaaleykum. jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim mbokki Ñiñaax Fall maa ngi leen di nuyu di leen tatagal di leen ziar defe naa ni sama diggante ak Ñiñaax Fall c'est une très longue histoire ñëpp ñu ngi fàttaliku sama ndoorte ci politique Ñiñaax Fall gi bu doon ci diine la bu ma nee Makka mooy sama Ngourane Ñiñaax Fall mooy sama Médina samay sorti yu njëkk wax dëgg yàlla dama daan wax xaar leen ba waa Ñiñaax ñëw suñu góor gu tedd ga yàlla na yàlla seral ay yaxam maam Daam Fall
moo ko daan jiite laxas ndigam goneeg mag ak ñëpp a ci doon topp ci ginnaaw kon yàlla na yàlla fay leen balaa may yëkkati kàddu damay commencer féliciter suñu mbokki Paal xel yi pour la victoire la belle victoire di leen wax ni yàlla nay seen njiglaay mais tamit di encourager équipe bu Djignakh Fall ci yar bi ci teggin yi ci fair play bi parce que seen dëkk ngeen joué final perdre ko mel na yéen a gagné kon vous avez beaucoup de mérite macha allah maa ngi nuyu chef de village bi di sama xarit di sama doomu ndey di sama wëlëre muy Modou Fall ak waa Djignakh yëpp di ziar imam bi di ziar jigéen ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi sama ginnaaw fa tabarakallah di defal nag mention spéciale jeunesse bi cette belle organisation c'est avec beaucoup de mérite que vraiment ñu reconnaître organisation bi ngeen organisé tey Vieux Gaye ba ma demee Ndiobène le 9 dama ne woon kuy organiser ti final di nga tàggu Birane ana Birane mu ngi may dégg Mbarom bi ma demee Mbaron dama ne kuy defati final di nga tàggu Mbarom mais Birane attention Samba dugg na say yel bu baax a baax a baax a baax kon defe naa ni dama naan kuy organiser ti di nga tàggu Birane ak Samba waa Bakaya nag incha allah ñoo ngi jublu ci seen final man maay parrain bi à nouveau parce que nag luñ fi tëgg maay parrain bi monsieur le maire man la gars yi bëgg man la jeunesse bi bëgg man la jigéen ñi fal man la mag ñi àndal man la imam yi bëgg jërëjëf kon Vieux yaag Modou Ndiaye ak toute la jeunesse de Bakaya de Loyen et cetera Ngourane en tout cas maa ngi seen ginnaaw waaye organisation bi défi organisation bi yéen la beauté de la fête yéen la gis ngeen lii am Mbarom le 9 gis ngeen li am fii Djignakh tey kon nag xam ngeen li leen di xaar maa ngi nuyu bu baax sama xarit sama frère Thierno di vraiment un maire exemplaire bu jege ay population boo xam ne li dal maire yu bari dalu ko fa tabarakallah yàlla na yàlla lafal la cat et puis li ma gën a neex ci Thierno mooy il assume ses positions il assume ses responsabilités bëgg-bëggum commune am bëgg-bëggu askanam mooy bëgg-bëggam lu ko ci fekk aussi mu assumer ko maa ngi nuyu di ziar sama xarit Ablaye Njàmbur ca kanam defe naan loolu li mu wax nii loolu rek moo am solo incha allah dinañu gën a jegente man ak yow ndax defe naa bu ñu man ak yow ak Thierno dans le cadre de l'intercommunication Thierno Dieng laa bëgg a wax ak Matar dama nuyoogul Matar moo tax dugalaguma ko dans le cadre de l'intercommunalité incha allah defe naa bu ñu lëkkaloo jàmbat yu bëri incha allah dina faju danañu ci waxtaan bu baax a baax a baax Matar merci beaucoup yow tamit gis nañ sa taxawaay incha allah maa ngi wax maam Awa léegi jëlal ma numéro Matar jëlal ma numéro Ablaye Thierno maa ngi ak numéro am il faudrait vraiment ñu lëkkaloo dans le cadre de l'intercommunalité defar suñu gox defar suñu tund incha allah maa ngi nuyu sama xarit sama wëllëre di kenn ci sama waayjur Cheikh Chaye Seck muy Malick di jëmm ju bëgg dëkkam jëmm ju bëgg aw askanam ni mu taxawee fii nag noonu la taxawee Sagata man am na yu bëree bëri yoo xam ne bu ko ay kilifa soxlaa ci man ci Malick la koy jaar te bu ñu koy wax dañ naan ma Malick a ngi nii toog dag ma koy paas mu taxaw ci ni mu ci war a taxawee Abdou nag nee na générosité bi kooku moom foo ko takk passé na ko fa Malick merci beaucoup maa ngi nuyu mon frère aussi le président de la zone Fallou je suis très fier de toi parce que effectivement président li lay jëriñ boo foo ko fëggee guddi ak bëccëg li mu war a def ci organisation bi à côté de la jeunesse da ciy taxaw ba taxaw ci doo xam ne sax dafa jéggi dayoo macha allah man nag comme li ma leen ko waxee le président daf ma wóolu teg ma ci wetam am lu may saytul ci wàllu doxinu état bi loolee it daf ma dénk toujours ni ma dafa définir dans le cadre du PSE
politique boo xam ne ci la sukkandiku pour développer Sénégal te politique boobu bu ngeen ko seetloo li ci gën a fës maanaam jëm ci askan wi à part les activités de développement mooy fexe autonomisation des femmes fexe ba jigéen ñi am koom-koom mën a am seen indépendance saytu seen njaboot bi ci tegu mooy xëyu ndaw yi xale yi oisiveté bi am ci ñoom ak ni ñuy toogee du ñu am lu ñu def bëgg a liggéey du ñu liggéey jàng ba am seen i diplôme xamuñu fu ñuy jëm ñu fexe ba saafara ko seen activité sportive ak culturelle aussi ñu accompagner leen ci man nag président bu joxañee damay dem rek directement du ma gestu du ma xool sama ginnaaw damay foncer rek moo tax fu ngeen ma woo ak lu mu mënti doon bu dee ci jàmm la rek bu ca jàmm amee rek soobu naa ci alors bu loolu weesoo maa ngi bëgg a aussi sant balaa may dugg ci benn thème bu ndaw rek sama xarit le commandant Aw de la brigade de Sagata l'infatigable fépp foo xam ne ñu ngi fay woote jàmm rek ak loo xam ni république bi moo soxla il n'hésite pas mon commandant ak toute sa équipe yëpp maa ngi leen di sant di leen ziar te di la yóbbante sama nuyoo ci autorité administrative yi préfet sous préfet ba ci gouverneur nga ne leen sant naan leen te incha allah sa taxawaay dinañ ko yéegal ca kaw xam ni vraiment yaa ngi ñuy accompagner bu baax maa ngi nuyu la presse kenn demul ngeen des fa tabarakallah non seulement yéen a ngi jox seen fonction pour informer la population mais aussi di yee nit ñi pour que nit ñi yeewu aussi xool lu leen mën a mener vers le développement vous êtes une puissance comme la présidente de la République mais yéen a ngi ko matale bu baax a baax a baax maa ngi nuyu nag à travers ça toute la jeunesse de la commune de Ngourane vraiment aw ma seen fay tey bu ma amee fit bëgg a taxaw yéen a ma fital yéen a ma ñemeloo yéen a ma ngemb yéen a ma tungoom man ak yéen nag incha allah jusqu'à la victoire ñu développer suñu commune ngeen xam ni kat ku man di def bokkul ak ku mënul di jéem alors bu ma jógee ci loolu dinaa dugg ci xew-xew bi nag jëg ngeen ni fan yi rek ñu ngi dugg génn ci ay investitures yi xam ngeen ni suñu président de la république ca kóllëre ga fonk kóllëre ca fonk baatam ñëpp xam na ni président bu waxee du ca dellu ginnaaw bu joxanteeg loxo nit ànd ñu dugal ci pax moom du njëkk a génne kon xam ngeen ni yu bari tënk na ko ba investiture am moom na lu bari loo xam ne mënu ko def waaye nag président suñu xarit la de waaye ñun ñii de ak ñoo gëm suñu terroir suñu gox suñu commune bii kon moo tax jigéen ñi dañ ma woo kiir jom ci maam Awa le 2 octobre ni ma Cheikh Ngourane ñun ak jeunesse bi ak mag ñeeg ndaw ñi yaa ñu doy pour jiital suñu commune ma nangul leen ko maa ngi feddliwaat nangu boobee tey jii maa nekk candidat may feddliwaat di dëgëralaat di confirmer waat que je suis candidat à la mairie de la commune de Ngourane te man nag ku ma xam ni ku am kilifa laa lu may def kuy sama kilifa rek danaa ci wax ak yow te ku ci sama kilifa boo ma tegee yoon woo xam ni wóor na ma ni sama ngaañ moo ci jëm li nga ma wax la moo gën ci man danaa topp loolee waaye nag réeroowu ma ak sama benn kilifa benn nag avec un grand T toutes mes kilifa réeroowu ma ceeg ñoom kon je suis candidat maa ngi leen di jox rendez-vous aussi liggéey bi nag metti na ngeen taxawaalu na ngeen taxawu gembu fasu topp sama ginnaaw le 23 janvier incha allah bu ñu compter xob yi mairie bi tegu sama loxo ñu commencé liggéey bi li ci des te moom laay tëjee man maa ngi woo toutes les forces vives de la commune ñëpp ñi nga xam ni ils sont soucieux du développement de la commune ñëpp ñi nga xam ni ils sont ambitieux
nelawkat yi nag ak toogkatu grand place yi nag man bu ñu ma jege sax te bés buñ ma bëggee jege na ngeen dox sama diggante ak moom ndax dañ may wàll ay nelaw te ñun taluñoo nelaw taluñoo grand place développement la ñu wax xëyu ndaw yi la ñu wax autonomisation des femmes la ñu wax développement suñu commune la ñu wax intercommunalisation la ñu wax loolu nag woowu sas ku ko bëgg a sasoo doo tala nelaw doo tala grand place ay ngénte ki dëj foog nga yónnee de temps en temps waaye nag ñu xam ne li ci xol yi moo gën nag léeg-léeg lu xew rek nga ne présent ndax nag munoo am yitte ju ni kët ni jon nga ne grand place bee tey mënuma koo bañ a wute wala tuddum Abdou Mbaye mais tey sama xarit la Abdou daf maa war a comprendre ni ko am sas wu rëykat dootoo tal nag di taxawaalu loolu dong nag moo ma tënk alors moo tax maa ngi leen di wax ni leen incha allah vous m'avez fait confiance du ma mës a trahir seen confiance du ma mës leen a rusloo yéen tamit bu leen ma rusloo kon dal leen sama ginnaaw ñu ànd liggéey bi nag commencé na tey jii danañu liggéey à partir de tey jii ci investiture yi ngir yàlla ab commune bu mat 40 villages ñu ne dañ ciy tànn 40 personnes na ngeen xam ni kon dana xat ku foog bokkul ci 40 yooyu bul mer te xam ni liy gérer commune du rek ay conseil l'acte 3 dafa wax ni léegi c'est le gouvernement local liy doxal réew mooy doxal commune en miniature kon nag ñun ñëpp nañu ubbi suñu dënn ku ci bokk ak ku ci bokkul na nga jàpp ni mbir mi ñun ñëpp ñoo ko moom ñu àndandoo joxante xol joxante bopp joxante loxo développer suñu commune daal di sant yàlla fa tabarakallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fii jeu de maillot ak bal coupe bi moom la Cheikh Day Thialaw boole ak fukki junni ak juróom Abdoulaye Ndiaye bu baax mais tegal leen ci juróomi bi muy ñaar fukki junni kon nga kële leen Orai bai mote, orai bai na malewo iyo. Orai mote iyo. Oh ina lewo, mama ina malewo iyo. Orai mote iyo. Orai bai na malewo iyo. Orai mote iyo. Mano planga no masaya jinu file. Asise mo kula baya.